asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokk Sénégal man professeur George maa amoon benn waxtaan bu ma bëggoon def ak askan wi ci njëlbeen gi nag maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. Yàlla dogal na ne élection présidentielle di jub si en 2019 te jotoon naa yebal sama représentant mu fekkee réunion bi nga xam ne moom la ministre bi téye woon convoqué woon ba jox leen documentation yi nga xam ne moom la ñu soxla yépp pour que ñu mën a toppatoo ji bureau parrainage. Donc ci suba ga ma dégg ne askan wi ñu ngi dem di uti ñu leen parrainer mu jaaxal ma lool parce que man jàppoon naa ne nit ki sooy dem pour ñu parrainer da nga yóbbu programme. C'est dans ce cadre là nag laa ne man dama bëgg andi sama ba li nga xam ne ébauche de programme parce que maa ngi ci 1800 et quelques pages yu ma bind ci programme lu jëmal Sénégal kanam ci loo xam ne maa ngi ko copier ci dëkk tubaab yi nga xam ne laa nekk. Parce que dama immigré mais immigré woon pour koom rek dama immigré woon aussi pour am xam-xam ci loo xam ne war nañ ko mën a transférer Sénégal ba tubaab bi incha allah ci kàttanu borom bi ñoom ñu mujjee ñëw di ut si liggéey ci Afrique loolu mun na nekk ci kaw ñu gëm suñu bopp. Alors loolu dur que ne man dama jàpp que ne programme bi nga xam ne moom laay tëral dama ci extraire yenn les grandes lignes rek grandes lignes yi nag mooy lu am solo ci Sénégal dañoo jàpp ne 70% population bi ci am mbay la ñuy yëngu. Mais mbay mi ngi dépendre seulement ci nawet bi la plupart du temps Sénégal loolu la ñun nag dañoo jàpp que ne dafa am ay canal yoo xam ne dañ leen fas yéene gas ay canal la à ciel ouvert yoo xam ne loxo lañ koy gasee ñan ñoo koy gas mooy jeune marchand ambulant bi mooy ki nga xam ne dafa bëggoon jël gaal pour dem Barça wala Barça ki nga xam ne soudeur la amul liggéey ki nga xam ne maçon la amul liggéey ñooñu ñëpp la ñuy jël recycler leen parce que programme de recyclage bi ñoo am nañ ko parce que loolu mooy suñu domaine de prédilection. Alors ñooñu lan la ñuy def ay liggéey yu bari lañ leen def loolu liggéeyu chemin de fer ay raay dañ koy pose def li jëm ci canal mais lu jëm ci canal yi nag dañoo am ñeenti canal yoo xam ne moom la ñu fas yéene gas benn canal ma El Hadj Ibrahima Niass canal Mame Borom Touba canal El Hadj Malick Sy canal El Hadj Omar Foutiyou Tall gis nga canal yooyu yëpp bu ci nekk nag mi ngi jeexee ci foo xam ne dañ koy réserver pour la SDE société bi nga xam ne mooy toppatoo mbiru ndox mi su ñëwee ba jege si zone bi nga xam ne fa lañ koy utiliser foofu lañ koy traité suñ ko traité yeneen ndox yi nga xam ne c'est pas pur ñu delloo ko ci ñi nga xam ne ñooy ñu continuer ko fi nga xam ne pour ndoxu agriculture lañ koy day yeneen ndox mi fekk traité nañ ko ba pare yóbbu ko ci kër yi Thiès yóbbu ko ci kër yi yeneen ville yëpp ce qui fait que problème bi nga xam ne moo am te récurrent au niveau de Dakar Kaolack et autres dëkk yi nga xam ne dañoo am problème mu ndox yëpp problème boobu dina réglé wu et définitivement en utilisant tout simplement les canaux yi nga xam ne moom mooy jeexee fi canal yi di jeexee ñu waa SDE installé fa au lieu que ñu demati di installé ci seen station de pompage fi gën a kawe au niveau du lac de Guiers mais dañ koy installé fekk ndox mi ñëw na ba jege fii ci diggante bi nag nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci diggante bi te ñun ñuy créer ay villes yoo xam ne dañ ko tuddee les écovillages yi ay lu mat 100 wala 200 wala 300 kër ñoo fay nekk yoo xam ne ñi fa nekk ñëpp seen activité affaire agriculture la. léegi ñooñu dañ leen defar ay formation mu am ay ingénieurs yu jaar di leen expliquer et cetera mais tamit mu am ay kër yu mucc ayib yoo xam ne ay kër la yoo xam ne tabax avec les normes standards lañ koy tabaxee du doon ay néegu ñax wala et cetera mais ay kër yoo xam ne avec les briques rouges lañ koy tabaxee parce que na fekk ñu installer au moins une vingtaine d'usines qui vont faire des briques rouges au niveau du Sénégal usine bu ci nekk nag dina produire jusqu'à 250 tonnes par jour de briques par jour. briques yooyu moo ñu permettre ñu defar ay pavé defar ay tabax ay kër moo ñu permettre tamit usines yooyu tamit mooy defar tamit tuiles yi nga xam ne ñoo dem ci kër yi donc ce qui fait liy dem ci kër yëpp à part ciment rek la ñuy jëndi donc suuf duñ ko ut parce que tout simplement briques yi mu ngi noonu. léegi canal yooyu nag li ko xam ne moo ko naan am nañ ci dëkk yu mag yoo xam ne canal bi am na noo xam ne noonu lañ koy doxalee ba suñ fa eggee su dëkk yooyu demee bay taa. dañuy créer benn fosse yoo xam ne ay gradeur la ñuy jël ay pokkale la ñuy jël ñu gas ay pax yu xóot yoo xam ne ay camion xaj nañ ci biir foofu bu hivernage bu nawet bi jotee ba ndox mi nar a sonal askan bi rek dañuy jël mu am système de pompage yoo xam ne moo pompé ndox yóbbu ko ci foofu suñu demee ba nawet bi jeex nag nit ñi di def ay agriculture di bay ay légumes et cetera ay produits horticoles donc lii ci gàttal moom lay wax. ba pare tamit day am ay espace yoo xam ne tamit dañ koy réserver ci ñi nga xam ne dañuy dund ci élevage
moderne lay nekk moo xam ne waa ji mooy bay li nga xam ne moom la ay gàttam di dundee di defar aliment di leen jox li comme li nga xam ne mooy suñ li nga xam ne moom laa jotoon jàllale fan yi léegi ni ñu ñëw ci affaire raffinage parce que Sénégal yàlla dogal na ne am nañu gaz am nañu pétrole ñun dañoo gëm ne sunu pétrole ak sunu gaz yëpp gaz bi dafa am noo xam ne noonu lañ ko war a mën a utiliser defar ay pipeline yoo xam ne dañuy gas ay pax yoo xam ne jeunes yi nga xam ne ñoom laa la doon wax amuñu liggéey ñoom ñoo koy gas avec ak seen loxo ak ay pic ak pelle stratégie bi ñu koy defee pour ñu traverser tout le Sénégal avec des pipelines maîtriser nañ ko xam nañu yoon bi nga xam ne moom la ñuy def parce que tout simplement dañ leen di jàpp recruter leen yóbbu leen ci ay camps militaires ñu defal leen ay formation paramilitaire en instruction civique ak ay formation technique et professionnelle boo xam ne ñi leen di jàngal mooy ñi nga xam ne ñoo génn woon N7 te ren jii ñu njëkk a dem retraite ren jii ak daaw la ñu commencé dem retraite ñooñu la ñuy rappeler ñu fekk jeunes yi ci biir camp militaire yi defal leen formation technique su des salles ci ay salle de classe yoo xam ne ñun ñoo koy confectionné yoo xam ne ay tentes la yoo xam ne yeneen tentes yi ñoom ci la ñuy fanaan mais yeneen tentes yi ci la gars yi di ñëw di leen fekk di leen jàngale formation technique professionnelle léegi nag pipeline yi fi nga xam ne fa lay jaar mooy usines yi nga xam ne ñoom la ñu nar a installé le long du Sénégal mooy usines yi nga xam ne ñooy def les briques à base d'argile ñoo nekk ñoom la ñu installé fii nii au niveau à certains endroits yoo xam ne usines yi ñooy nekk nii au moins une vingtaine d'usines la ñuy installé nii usines yooyu nag briques la ñuy defar pour que nit ñi comme ñun suñu slogan mooy TS 1924 tabax Sénégal la ñuy wax donc il faut que ñu am ay briques yu doy sëkk pour que tabax bi war a mën a am solo pour askan wi donc lii ñu ñëw ci ay mbiru énergie donc comme am nañu gaz dañuy usine bi nga xam ne moom la ñuy def Bargny te mu nekk centrale à charbon ci kattanu borom bi 2019 su fekkee ne fallu nañu te fekkul mu tàkk duñ ko taal dañuy éliminer partie charbon def ko à partie gaz techniquement possible ba pare installer yeneen ñaari usines yoo xam ne benn côté Kaolack benn côté kii toujours usine à gaz bii nii dafay mën a jaay gaz Guinée-Bissau ak Guinée-Conakry bii mën a jaay gaz mën a jaay courant du moins Gambie n'est-ce pas yeneen bii nii war ñu jaay courant Mali yeneen yi nag reste à l'intérieur du pays fii nag ay usines la ñuy installé yoo xam ne un peu partout usines yoo xam ne ay usines huileries usines yoo xam ne day defar diwlin yëpp usines yoo xam ne ci bassin arachidier bi la ñuy nekk usines yooyu dañ leen di accompagner nan lañ leen di accompagner dañ leen di accompagner trouver leen xaalis bi nga xam ne par le canal n'est-ce pas de la banque que nous allons créer banque boobu dañuy usines yi dañuy am possibilité ñëw am fa ay prêt jël gerte gi nga xam ne moom la ñu bay ci Sénégal di woo yenn réew yi naan la ñëw leen jënd lu mel ni Turquie wala lu mel ni Chine naan la ñuy ñu jënd ko yóbbu ko seen transformé ko am ci lu ëpp ñun li ñu am ñun je préfère installer ay usines yu ndaw yoo xam ne sénégalais yi ñoo koy moom ak état da leen di accompagner ba ñu installé ba pare mu am ci ay parts graduellement état bi di retiré donc le problème d'huile sera réglé définitivement au Sénégal ba pare comme am nañu courant dañuy veiller à ce que sunu fer bi ñu am Sénégal ñun suñu bopp ñun ñooy kii fer bi ñun ñoo koy extraire suñu extraire fer bi transformer ko def ko sous forme de tube de barre et cetera et autres yi ko jaay plutôt que ñu jël matière première bi rek yóbbu ko bitim réew ñu dellu si waat ñu sous forme de produits manufacturés bu cher donc lii fii ni comme Sénégal tamit dëkk napp la dañu jàpp que ne dañuy war a am ay usines yoo xam ne dañuy def ay conserve ay thon et cetera et autres Sénégal am na thon am na yaboy am na yenn jën yoo xam ne yëpp mun nañ leen def sous forme de conserve di ko jaay bitim réew ak tamit Sénégal jën yi nga xam ne moom la doon nit ñi doon yàq ak yooyu di ko ñuy nëb ak yooyu dootoo amati parce que am na usines yoo xam ne ñoo koy récupérer donc ñu jógal ci valeur ajoutée donc ñëpp gis ci seen bopp donc comme Sénégal tamit am na ay gox yoo xam ne yu bari mun nañ fa def ay toolu pomme de terre ak toolu pataas yoo xam ne dañ ciy defar ay chips mu am ay usine chips yoo xam ne bord champ lañ koy tabax ci fu dul sori tool yi ba pare tamit amaale benn espace boo xam ne fii Sénégal oriental am na espace boo xam ne identifié nañ ko ba pare dañ fa installé benn compagnie sucrière boo xam ne ñu ko tuddee compagnie sucrière du Sénégal oriental boo xam ne dina mag vraiment
bay produire suffisamment de canne à sucre pour que ñu installer ñaari usines yoo xam ne ñoom ñoo transformer canne bi en sucre ba pare sucre bi ak les autres produits dérivés yi nga xam ne day dem ci aliments de bétail yeeg et cetera muy lu mel ni mélasse bi et autres mais le reste sucre bi suñ ko transformer ba pare di ko mën a jaay Mali di ko mën a jaay Guinée di ko mën a jaay yeneen pays ak tamit à travers le pays pour que concurrence bi mën a nekk parce que ñoo un seul producteur n'est-ce pas de canne à sucre tamit amul sens ci réew mu mel ni Sénégal pare ñu am suffisamment de terre pour mënoon bay defar ay canne defar sucre léegi huileries yi moom laa doon wax ak ay biscuiteries ak ay usines yu transformé ay jus ay fruits en jus loolu tamit dinañ ko installé bu baax surtout côté Casamance lii tamit parce que dañuy survoler rek xam nga sama gars yi mooy loolu quoi ñoom suñu gisee sa programme rek dinañ jéem a nekk ni ñuy copier et cetera mais ci kattanu borom bi ñun maîtriser nañu lépp xam nañu lépp parce que ci domaine boobu la ñu nekk depuis que ñu jógee Sénégal ñëw bitim réew donc mën nañu xool mais pour ñu maîtriser que ñun démarche bi ñu am dina ma jaaxal ñu ma ko mën a def sans problème alors donc ñu ñëw ci sécurité parce que sécurité dafa am ci loo xam ne dafa am solo ci réew nit ki waroo toog nekk sa réew am ay militaire nga toll ci dynamique boo xam ne heure boo demee am problème ku la attaqué da nga woo beneen réew pour mu ñëw jàppale la kooku su ko paxee sa put lay téye ñun nag dañuy def de telle sorte que ces jeunes là yi nga xam ne ñoom la ñuy wax former suñu leen former ci camp militaire yi ba pare formation en construction en fabrication et cetera en utilisant les briques rouges suñu paree dañuy dem tabax ay camp militaire yoo xam ne ñun indépendance bi ñu ko amee ba tey tabaxuñu benn camp militaire camp yi fi tubaab yi ne rek ñoo fi nekk ba tey nous nag on va construire des camps militaires n'est-ce pas au niveau de Kaolack au niveau de mais nag ay base fii nii ay base li ma encercler nii ay base maritime la muy camp marine ak ay base yoo xam ne ci base fluviale la gis nga base fluviale ay bateau la ñuy am yoo xam ne ci dex gi lay nekk ba pare mu jàkkaarloog dex gi n'est-ce pas ñu jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo ci cercle frontière bi n'est-ce pas jàkkaarloog Mali jàkkaarloog Mauritanie jàkkaarloog Guinée Bissau et cetera ak Guinée Conakry ak Guinée Bissau ñoom ñëpp tamit ñu am ay camps yoo xam ne sénégalais yi dañ leen fay jël te tamit ci kàttanu borom bi comme réew mi tudd Sénégal nee nañu am na trouvé nañ fi or trouvé nañu pétrole trouvé nañu gaz war nañu mën a permettre de manière graduelle à partir de 2021 ñu war a mën a créer benn paramilitaire benn service militaire obligatoire pour képp koo xam ne jàngoo kuy jàng mën nga continuer sa jàng mais koo xam ne jàngul dafa war a def service militaire au moins pour 3 ans te loolu daf lay servir aussi sooy dem di uti liggéey parce que dañuy considérer loolu comme genre stage ba nga xam ne moom la nit ki def léegi ñu ñëw tamit toujours ci sécurité dañu am ay bases aériennes yoo xam ne dañ leen installé Dakar am na Saint-Louis dañ fay installé beneen ba pare Matam non Tambacounda ñu installé benn base aérienne yeneen ñi nag day nekk ay bases yoo xam ne ci le long du fleuve lay nekk day pour que ay sénégalais ñoo xam ne ñooy assurer suñu sécurité te nag ñal la mooy ñi nga xam ne jotuñu jàng yenn niveau yi mais tamit militaires yi toakala macha allah ingénieurs yi gën a kale ci Sénégal c'est des militaires mais quand même les soldats yenn soldats yi simples yi et cetera et autres ñooñu sera un service boo xam ne qui sera plus ou moins obligatoire pour képp koo xam ne da ngay nekk Sénégal war a def am yenn âge yi donc dañuy permettre ñu réserver affaire kii bi chômage bi dañuy dem ci camp militaire nekk ñu considérer loolu comme liggéey ay camp naval ay camp maritime donc voilà léegi nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur ñun ci kàttanu borom bi suñu yàlla jàppale woon ba nga xam ne arrivé nañu aux affaires ñun xam nañu ñaata ministre lañu fas yéene am en tant que gouvernement 21 ministres lañu nar a am alors 21 ministres la ñu bëgg am ci gouvernement TS 19-24 te ministre bi nga xam ne moom la ñuy fal 2019 mandat mi ngi jeex 2024 du ñu am benn remaniement ministériel benn fal nañ la ministre 2019 sa mandat mi ngi jeex 2024 benn ñaar assemblée justice d'abord dañuy jox indépendance totale à la justice après bi ñu defee les assises sur la justice
def assemblée ñu jox ko ñu jox ko indépendance totale moom tamit ba pare demander à ce que askan wi nangul ñu prolonger mandat député yi de 2022 ba 2024 pour ñu mën a coupler toutes les élections qui se passent au Sénégal en 2024 nga xam ne tous les 5 ans la élection yi di am dootul nekkati 2 ans élection lii am 2 ans yeneen élection tam nga xam ne le Sénégal day nekk en permanence dëkk boo xam ne dañu leen wër ci période électorale ba pare nag def de telle sorte que ñun suñu demee ba nga xam ne conseil des ministres benn yoon lay am par mois sama gouvernement ci kàttanu borom bi avion présidentiel dama koy cédé en Air Sénégal International ñu boole ko seen vol heure bu mu président dem bay tukki vol régulier lay dem vol commercial te suy tukki guddi rek lay tukki pour bañ a empêcher sénégalais yi nga xam ne dañuy dem dox seen course di góorgóorlu pour jox li ñu yóbbu jox seen njaboot ngay ñëw di ñu gaaree empêcher nit ñi di circuler ba nit ñi li ñu xam ne moom la ñu doon liggéeyante di sotti loolu àq yooyu ñun bëgguñ ñu ko teg askan bi amee na ko askan wi daal moo tax ba suñuy tukki guddi la ñuy tukki amul ministre yu ñëw di fekkee tukki ba c'est pas la peine yooyu yëpp ay cinéma la yoo xam ne vraiment ñu gis ñu ci suñu bopp te voyage comme voyage de nuit la ministre yi nga xam ne tamit dañu ñëw dañ leen que ce sera déconseillé pop que ne amul que c'est pas nécessaire que ñu ñëw di fekkee le président qui voyage président sax su dellu see c'est pas la peine ñu ñëw di ko accueillir incha allah moom dina ñëw xam que dina lijjanti ñu dee ba egg këram su ñëwee après jox compte rendu waa askan bi li taxoon voyage léegi nag ma ñëw ci sunu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi dafa am loo xam ne mu laa leen yàgg wax que ne comme man ci diaspora bi la nekk dama xam problème mu diaspora donc dinañ ciblé lu mat 1500 à 2000 Sénégalais yoo xam ne dañ leen yóbbu ci ñu def ay formation navale ci ay école centre de formation navale ci bitim réew suñu paree ñu yóbbu leen parce que Sénégal compté nañu installé ay ñeenti centre chantier naval benn chantier naval à Saint-Louis benn chantier naval Bargny benn chantier naval à Kaolack n'est-ce pas ak benn chantier naval 4 benn en Casamance donc chantier naval yooyu fan la nit ñi di nekk mooy chantier yi nga xam ne fan la ñuy defaree bateau jot naa ci waxtaan ak nit ñoo xam ne ils sont prêts à nous accompagner pour installer chantier yooyu dinañu def de telle sorte que sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ak seen njaboot bitim réew def de telle sorte que seen doom yi ñu may leen jox ay bourses parce que Sénégal ci constitution bi dañ ci dugal que ne les ressources naturelles du Sénégal loolu lu bees la appartiennent aux Sénégalais te Sénégalais yi nekk bitim réew tamit ci la ñu bokk donc suñu demee ba am koom bu dugg ñoom tamit war nañ jot seen wàll ñu leen di jox ay quotas pour dugg ci fonction publique ku bëgg di leen jox quota pour ay bourses étrangères mais mun na bañ a nekk ay bourses totales mais tout simplement ay bourses yoo xam ne dina leen permettre parce que ñoom bitim réew la ñu nekk donc seen njaboot ak yooyu la ñu nekkal donc affaire université bi yooyu la ñuy jël donc dinañu dem tamit def de telle sorte que sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ci réew yoo xam ne dañoo am problème mu këyit yu mel ni États-Unis pour mën a génn am na paxe yoo xam ne ñun dinañ ko lal ba sénégalais yooyu nekk ci cas yooyu dinañu mën a ku ci am sa mbokk mu génn àddina te nga bëgg dem Sénégal dinañu liggéeyante ba nga dem Sénégal après dellu soit ku ci am koo xam ne da ngay toog lu mat amoo këyit te bëgg génn tamit dinañ la ay pexe tous les 5 ans nga war a mën a génn dellu soit incha allah ci dëkk boobu nga xam ne fa nga nekk sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ci diaspora bi yàlla dogal mu am ñu fay wàññeeku ñoo xam ne àddina yàlla day dogal que ne bitim réew li ñuy génnee àddina ñooñu au niveau de la présidence dañu am benn kii boo xam ne dañ ko fi ubbi benn compte boo xam ne dama ko fi ubbi en tant que président de la république pour que cas boobu su amee rek mu am koo xam ne day décharger li nga xam ne moo nécessaire yëpp pour kooku ñibbi Sénégal ñu andi ko Sénégal loolu ça me tient tellement à cœur que ne biir présidence lañ koy loger su egsee rek ku wàññeeku bitim réew rek coup de fil dans les 48 heures xaalis bi lépp pour transporter ko incha allah boobu corps bi ñibbi Sénégal daal di yem te nag incha allah fas naa yéene rencontrer Union européenne su ma fa leen rencontrer ba pare damay wax que ne dama bëgg wàcc Lampedusa
fi nga xam ne fa la sénégalais yi nekk ñu jàpp leen tëj leen comme fu mu nekk nii ci ay kaso la ñu nekk nii ni ñu wax moo bi ay ci presque ay kaso la ñu nekk bàyyi wu leen génn ay grillage ñu nekk ci biti di leen seetaan comme li nga xam ne moo amoon ci yenn dëkk yi bi ñu tollee ci guerre. donc nag loolu dafa nekk lu ma naqari loo xam ne man maa ngi koy dund parce que diaspora bi laa nekk sénégalais candidat yi nga xam ne ñu ngi nekk biir Sénégal ñoom dunduñu ko comme man ni ma koy dundee moo tax ba incha allah ci kattanu borom bi dinaa wàcc Lampedusa fekk ma jaar assemblée bu Union européenne ba pare su ma wàccee Lampedusa naa jël sénégalais yi nga xam ne ñu nga fa nekk nangu ñoom ñëpp ànd ak ñun ñu dellu Sénégal ñu jox leen liggéey ci kattanu borom bi am loo xam ne moom la ñuy teg seen loxo dalal leen dëfal leen ñu ñibbisi te ñoom suñ ko gëmee comme ñun niñ ko gëmee ci kattanu borom bi tubaab yi dinañu mujjee ñëw di ut si liggéey Sénégal di ut si liggéey ci dëkk bu mel ni Sénégal ñu yokk ci nag dañuy créer li nga xam ne moom laa tuddee la maison de la diaspora maison de la diaspora nag di doon entité la boo xam ne li ci am solo mooy liñ ci dëxëñ dafa bari te maîtriser nañ ko dinañ def de telle sorte moo am assurance boo xam ne waa diaspora bi ñoo koy moom assurance xaalis li dugg rek dara du génn ñu investir ko bi Sénégal diaspora bi dina am téléphonie comme ni ngay wax Tigo wala yooyu boo xam ne diaspora bee koy moom biir Sénégal di yor seen puce et cetera et tout boo xam ne tamit xaalis lay day dugg te pratique dara du génn diaspora dina am loo xam ne banque des sénégalais de la diaspora boo xam ne sénégalais de la diaspora ñoo ci am 51%. Commune bi nga xam ne ñoom ñooy la ñuy financé ci ay projets et autres 10% lañ ci am état bi yore 39% yoo xam ne au fur et à mesure muy dem da ciy retiré wu. léegi nag ñu jëm ci lu jëm ci santé mooy ne dinañu créer ay mutuelles de santé yoo xam ne maîtriser nañ ko xam ne ne li ñu def ba problème bu santé yi yëpp réglé wu définitivement parce que dinañu andi ay hôpitaux yoo xam ne amul fenn ci dëkk Europe yi rek nga koy gis. te encore di nga ci gis yoo xam ne di nga ko gis Sénégal te doo ko gis ci yenn dëkk yi ba pare maison de la diaspora fu mu am succursale ya dafay amaale poste de santé boo xam ne moom la ñuy mën a yóbbu askan bi pour mën leen fajal yooyu lii daal laa ne woon ci gàttal ma yeggee ko askan bi ne leen daal lii laa bëgg teg ci loxo askan bi pour que ñu gis seen ndax di sàkku ci ñoom ñu analyser li nga xam ne moom laa leen wax yépp fas nañ ko yéene def xam nañu nu ñu koy defee xam nañu fu ñu jëlee moyens yi ñu koy defee te ñun du ñu wax ñoo xam ne dañuy wax lii def leneen ñun li ñu wax incha allah ci kàttanu borom ni ñu ko waxee noonu lañ ko fas yéene defee li daal la ne woon ñuy jéggal ko askan wi ci gàttal teg ko ci loxo ñëpp ñi nga xam ne dañuy yore film bi dem ci jàkkaarloog ab sénégalais nee na kat ñun dañoo bëggoon nga parrainer suñu candidat bi lii la wax yow mi nga xam ne la ñu bëgg nga signer donc nga signer ñu pour parrainage bi suñu demee nag ba egg ci période battre campagne dinañ andiwaat leneen loo xam ne moo gën a concret dañ ci tegati seen baaraam lu gën a yaatu que li nga xam ne moom la ñu tegal ñun ci kanamu askan bi di leen sant di leen gërëm di rafetlu nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi te war a egg panel TS 1924 te war a yeggee affaire bi askan bi ñu dem ci gox-goxaan yi dinañu incha allah ci fan yi Père Gora dina convoqué këram nit ñi tase ñu lal stratégie yi nga xam ne moom la ñuy lal pour mën a dem battre campagne lii daal mooy li nga xam ne moom ngeen yore di ko wan askan nee na suñu candidat lii la proposé askan bi wasalaam